après bu ngoonee sax nga ñuy nee problème. benn slogan rek la libéré Papa Thierno Ndiaye bàyyi leen suñuy kër loolu moom na leer nañ lu fi waaye wax te waxoo loolu waxoo dara waaw wax ji daal nan ñu dimbali rek bàyyi ñu suñu kilifa googu heure bii moo doon nodd fii tey toujours à côté de l'honorable di ko jàppale di ko xeexle yàlla yàlla Ousmane et un peu assistance bi mais ku xam jàmm ga xam tey wax bi comme ni ma ko waxee sànq rek suñu kër yi la askan wi yëpp dëgg doo ci wéet ndax nag ku la xam-xam ku bëgg xale nga sa kër amet ak ñoom paa ñoom ñëpp benn lañ kon lu mel ni bu dalee sa kaw vraiment ñu am ree fii café paa moom ñu bari moo leen jar moo leen taragal ci nga ci yaa moom kon yooyu yëpp yàlla ko wallu liggéey leer ak baax ñëpp a ngi ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm yàlla loolu xam naa délégation bi yàgg ko ñu egsi jërëjëf waaw ñu fàttali télévision RDV bi ngi fii waaw dañoo wax ne am na délégation bu yegg si léegi muy honorable conseiller économique et social environnemental Adjaratou Aïda Sougou ngeen may ko loxo bu baax mooy ñëw noonu moo solo lu weex loolu may leen ko loxo autorisé moom it teewaayam fii am na solo may leen ko loxo bu baax a baax a baax a baax Adjaratou Aïda Sougou danga koy natt sa bopp. nga fay ci kanam da ngay doon naa fekk te ñu duñ ay naa fekk. ndax ñoom ngàcce ngalaama teer defal ñu juma defal ñu église. booba ils sont responsables ñu ñuy responsable. président Macky Sall ndax jamonoy Ablaye Wade la jox tey Macky Sall moo fi toog yàlla dimbaluñu am ay doomu dëkk bi yu liggéey ak Macky Sall. kon ñoom li ñu war a def ñoo koy def mooy jàpp ci moo xam foo féete yaa xam ci Macky Sall nga féete yaa xam ci Ousmane Sonko nga féete yaa xam ci Idriss Seck yaa xam Ousmane Dramé wala Ousmane Goudiaby képp ku ñu mën a lijjantul suñu problème par nañ pour tàllal loxo mais nekkuñu ci ma Samba nekkuñu ci ma Demba. muy sam papa ñett fan a ngi nii saa mu ne ko père kaa ñu lekk mu ne ma baax na talu ma lekk talu ma naan. te yaakaar naa ni moom laa gis am na ñeneen ñoo xam ne taluñu lekk taluñu naan ndax bëgg nañ problème mu jàmm gën li jënd ko ñu gën a góorgóorlu yàlla nag mooy borom dëgg mais fépp fu muy wàccee dëggam day fekk dëgg ba ànd doon benn say mais bu ma paate awee ne ma Samba aw ne Faatu aw ne Penda aw ne la kon dëkk bi du tam dafa am lu jiitu politique muy dëkk bi. te dëkk bi bu stable politique mënu fee am
te quoi qu'on puisse dire actuellement dëkk bi stable ndax mun nañ tëdd ba guddi sax ñu indi fi force de l'ordre yu ñu génn ñu nangu suñu kër gis nga problème bi bu kenn bokkuma ci problème bi du problème mu Thierno Ndiaye xëy na tey Thierno Ndiaye la suba mën na doon man ginnaaw suba mu doon keneen te yaakaar naa ne bu doon problème mu Thierno Ndiaye kese. mag ñaa ngi nii toog ëpp fi xale yi te loolu du yoon. gisee Ousmane Nouré di jug di dox awma temps di dox awma jot di dox problème yi ngeen am moom laa am damay xëy di li ko lijjanti pour faj samay soxla du ma ñaan kenn mais dañ lay gis nga xëy di dox ñu naan dafa am jot wala day topp politicien wala day def nii déedéet mënuñu bañ na wax ci ndax lu yonent bi amul suñu mag ñu baax ñu amuñu ko mënuñu ko bañ mais dama bëgg bu ñu jugee ci lii le combat continue xale yi nañ ñëw jàpp ci liggéey bi gis nga mbir ni café di def buy fubal stade bi di fees dell bu Siteu di bëre stade bi di fees dell loolu dëgg la benn stade de divertissement la rek mais loolu laa bëgg ñu koy mbooloo pour ñëw ñu lijjanti problème mu dëkk bi loolu da ciy baax ñun ñëpp ñuy xàccandoo di dóorandoo xale yi nañu wekk mag ñi bu baax a baax a baax a baax xale yi jox cër mag ñi jiital leen bañ leen fakasal li ñu bëgg dinañ ko am imam li may wax ni yaa ma ko gën a maîtriser fu dëgg amul taw féexu yàlla du fa wàcc kon nañu àndandoo doon benn say buñ nee xonk na ñu ne cur ñëw na ñu ne kukk weex na ñu ne tàll ba suñu papa ji fi mu tëdd ñu génne ko fa buñ ko fa génnee ba pare comme que problème bi président Macky Sall moo ko mën a lijjanti boo xoolee dëkk bi ni muy doxee sax xam ne doxul loolu la doon fàttali nit ñi nekkuñu ci meeting politique nekkuñu ci xawaare nekkuñu fi di takkante nekkuñu fi di sànnante ay fleur ak yooyu mais nag ku def lu baax dañ koy wax ndax yàlla suñu borom balaa nga koo sant sax da ngay sant doomu aadama man laa yaskur naa laa yaskur naa ca aay ba la ciy teew moo tax tey jii li Dieng Mbacke Seck def nii da koo war nekk doomu dëkk moo tax mu def suba tamit ku fi toog nekk doomu dëkk bi muy Amadou Dem muy Moussa Fall muy Pierre Rigo muy Fatou Bintou Ndiaye képp ku mën a lijjanti problème bu dëkk bi dañ ciy ànd ak yow jàmm gën encore une fois moo ngi ñor te yaakaar naa ne ñoom ñii di politique tamit jàmm gën moo leen ñor ñoo ngi gërëm ñoom biir la ñëw ci ndax ku xiif mënul xaar ginnaaw gu ñuy lakk mu jëm maa ngi jégaluwaat ci kàddu yu baax jërë ngeen jëf li gën a wax Ousmane Diop yàlla na sa jàmm yàgg macha allah yàlla na ca defal jàmm yàlla doon la sutura xéewal moo xam ci kan lay jaare mais tey jotaay bii ginnaaw bu ñu sant yàlla dañ koy gën waaw kàtt gi baax na tey jigéen ziar waaw léegi nag dañu am benn gan muy honorable Aïda Sow di nit ku yàlla baaxal. jàmm dëgg bi moom maa dafa nekk ci barab xel bi génn ak jàmm. buñ teg xam nga loolu xaw naa tiis na lool sax xam ne dox na ci ay jéego yàlla lépp jéego ci saa yi di bàyyi parce que ci wàllu nott gi ñoom dem nañ ba mat noonu seen baat mënut a jóg lu bari rawatina ñaari tànk yooyu yëpp ñu bàyyi xel ni ñu ngi ko doon dox yàlla na jubal yëpp yàlla ko yàlla gën a taanam natt bi yàlla teg ci kaw bi yàlla ko yàlla teggi yàlla natt boo xam ne yow ci yàlla sallallahu alayhi wasallam na ko yàlla nattoo woon ca kaso ba mu génn ak ngóor mu génn ak daraja mu génn ak xiiwal mu génn ak nubuwatu yàlla ko yàlla defal noonu jaay Seydina wa sallam fi nekk daanaka ak i doom mag ñi ci ëpp dem nañu
ay certificat ëpp ñaar ak i doom yi ñenn tan ñi bu mu jëm sa mu réer ci wàllu diine bu mu jëm sa mu réer ci wàllu waxtaan ak suñu jàkka bu jaay Seydina sallallahu alayhi wa sallam kon ñaan ngi ñu jàng fàttali kitaab waaw ñaan ngi ñu jàng fàttali kitaab bu ñëwee salaamu ñu tamatul fajr ñu baamtu ko ñetti yoon naan bismillaahi rahmaani rahiim Falaq ak Naas mooy mooy bu ne ñetti yoon baal bismillaahi rahmaani قريش إلى في بلد الستة والصيف ونعم في دين الأفراد فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نصر من الفقر الخبير بصر المؤمنين من شر ما خلق ومن غاسق من شر النفاثات في العقد وسرها في الأسفل ونعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن غاسق ومن شر النفاثات في العقد وسرها في الأسفل أعوذ بك من وسيله الكرام ربك حسن بلد عالم فلا نقل ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن المطمئنة يهدي الصراط كل من كل مقرات آمين 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 اللهم صل على سيدنا أنا اللهم صل السلام على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم العالمين ورحمة الله وبركاته jigéen di nuyu comité bi nga xam ne itam taxaw nañu am vigilance bu toll ni bu ñu xamee ni seen gox dafa am ay jafe-jafe ñu ne ñoom dañuy taxaw bokk ci ñi nga xam ne dañuy xeexal gox bi parce que nag wax naa ne dañoo wax ne ki nga xam ne moo am diine wala ki nga xam ne moom la ñu nangu ak jullitam mooy ki nangu ki gën a bëgg dëkkam dëkk dafa am solo ki nga xam ne moom ku bëgg dëkkam la dañ koy seedeel patriotisme te loolu defe naa ne feeñ na ci mouvement CDD bi nga xam ne mooy comité de développement de Diamaguène kon ñooñu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñuy ay ndaw yoo xam ne yal na yàlla barkeel leen te yàlla barkeel seen tànk wante ñu ngi nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk muy monsieur Amadou Deme mi nga xam ne nous travaillons dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko wax ne ñu ngi ñëw ci dëkkam di nuyu suñu sœur bi nga xam ne moom la ñu fi fekk si muy honorable conseillère économique sociale et environnementale muy madame Diembacké Seck ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax xam naa dinaa ñëw ci li waral suñu teewaay tey waaye balaa boobu itam wala fi dañoo wax ne dompat sax ci sot la bokk mu am ñoo xam ne dañu fee teew di ay jigéen yoo xam ne dañuy jàppale président Macky Sall ci politique te jóge ci commune bu nekk ngir seedeel seen appui di wane seen cofeel di wane seenu njàppale ci département de Pikine loolu tey daanaka bu ma gestoo gis naa fi commune yu bari maa ngi toog ak sama sœur Adja Diya Mbodj Yëmbal Nord la jóge muy responsable mi nga ànd ak madame la maire Soxna Ndiaye Yëmbal Nord la jóge kooku bokkul ci seen commune maa ngi fii gis itam Adja Maymouna Kane bu Diamaguène Sicap Mbao moom seen dëkkandoo la yéen a dend ak moom Adja Maymouna Balde directrice centre Gindi mi ngi nii toog moom itam seen dëkkandoo la Diamaguène Sicap Mbao maa ngi gis itam waa Yëmbal Sud Awa Thiam mi ngi ci ginnaaw Pikine Ouest gi nga xam ne sori na leen maa ngi seen Adja Khady Diagne ak Jatou Dia ñoom itam ñu ngi ci ginnaaw maa ngi gis Aminata Ndiaye Jeyti di gis Mémé Bousso defe naa ni bu ma continuer lim bi du ma juum ndax xam naa ñëpp xanaa tey damay gersu bi ak yooyu moo ma ciy jaaxal waaw donc maa ngi nuyu ñëpp comme li ma waxoon léegi rek di sant bu baax Mati Kébé bu Thiaroye-sur-Mer moom itam mi ngi fi di sant bu baax a baax di wax ni lii ñu fi dajale tey sabab bi laa leen di wax na nga ni si bërki démb ci ngoon madame le ministre d'État madame Ndeye Marème Badiane mi nga xam ne mooy ñëw ci délégation bi moo ko jiite yàlla def itam àllarba ju nekk mu toog ak président de la république ci taabal ñoom mu convoqué ñu réunion boo xam ne dañoo war a dem ci bureau jéem yi sama kër la jaar ma ànd ak moom ci oto ñu dem ba ca palais ba biñ duggee ci palais di waxtaan jamono ba ñuy dugg si madame Badiane xamul woon ne dina ñëw fii tey waaye ba ñu àggee moom jee bi nit ñi di wax daf ne nañu ko may mu am benn doléance bu mu yëkkati ñu ne ko loolu indiwuñu ci réunion bi booba xamaguñu li ñuy wax man mii maa ko njëkk a calmé ne ko loolu indiwuñu ci réunion bi dañu am suñu réunion bu ñuy réunion mu ne lii daf ko ñor
parce que commune am mi ngi tàkk madame la ministre d'État ne may leen ko mu wax li mu wax mu ne moom dafay ñaan ndimbal te yuuxu na fu ne parce que dafa am problème mu foncier ci commune am ba tax ñu nga fa jàpp benn sëriñ bu tudd sëriñ Thierno Ndiaye léegi nag day ñaan ndimbal nuñ ko mën a dimbalee ba président de la république dégg ko def ci ay jéego def ci pexe ba foncier yooyu nga xam ne seeni borom ñu nga fa dëkk 1961 muy at mi nga xam ne son excellence président de la république ki la gën a àddina loolu dafay wane ni kooko yàgg na ci barab ba mu nekk ndax Pikine ku ne xam ne ni ñu ngi ko sanc ci 1953 kon ku fi ñëw 1961 baa nga nekk fi 1961 defe naa foofa dootoo fa gan dëkk nga fa loolu nag bi mu ko waxee ñun ñëpp ñu rafetlu ko wala fi ne doom pat sax ci sot la bokk jamono bii ñuy wax ak yow la son excellence président de la république ma nga ci dëkk bu tudd Argentine waaye bi ñu xamee loolu itam dañu ne jee waxal naka la demee mu wax ko mu ñu ne ko ñun kat duñu jóg ci ndigalu président de la république fi mu koy waxee gendarme Selem Ndiaye woote wax ak madame Badiane nee ko nii moo am ak lii mu ne ko nee ko nañu ma gëstul ba xam mbir mi nu mu demee ni madame Badiane yebal naa la nga dem gëstul ma loolu nag su fekkee def na ko dafay mel ni mbir muy bëgg a feeñ la mbir muy bëgg a feeñ mooy bu fekkee ne président de la république bokk na ci ku mel ne man Aïda Sougou bi ma koy soutenir injustice moo tax ma soutenir ko muy gis naa ne ñu ngi koy bundoxataal baa ñu koy def naka sudul noonu kon may itam du ma ànd mu nekk ci doon président ba noppi ñuy am kenn koo xam ne dañu koy bunduxatal wala ñu koy wan injustice te duñ ci taxaw loolu ma bëgg ñu bàyyi xel bu baax ne excellence président de la république Macky Sall du ànd ci injustice du ci far du ko doxaleen kenn mën a doon nag laa wax yàlla na nga bokk fenn nag yàlla na nga doon kenn moo mën a doon boo bokkee ci réewu Sénégal injustice boobu nga xam ne moo taxoon nit ñi jàppale ko kon du nangu injustice boobu di dal ci kaw Thierno Ndiaye baa muy dal ci kaw keneen waaye nag itam ñu delloowaat suñu bopp ci yàlla sant yàlla bu baax bi ñu doo yàlla defee ñu doon ay jullit nangu dogal bi nga xam ne moom la yàlla dogal ci ñun yàlla dogal ko ci ñun bi mooy xëy na Serigne Thierno guddi yii mu fanaan moo xam benn guddi la moo xam ñetti guddi la jiitu woon na juddoom su nekkoon ci kër gu normal itam baa mu nekkoon fu mu mën a nekk jiituñu juddoom damay nettali benn xisa boo xam ne ci sama gox la amee yàggul dara ma fekkee ko dem naa ci dëj bi dafa am ñaar ñu bokk benn baay ñoom ñaar bi ñu àndee génn kenn ki gis jabari jàmbur ñoom ñaar ñu jàppante ba mu dóor jabaru jàmbur bi mu ko dóoree ki dóor jabari jàmbur mag ju góor ji moo ne nañ ko jàpp parce que man dóorloo ma ko jabari jàmbur mu am coow ba ñu yóbbu ko police biñ ko yóbboo police ndeke moom police am googu sunu borom da ko cee nar a ñoŋal ndax moom mag ji ñoo bokk benn néeg bu ñuy fanaan yàlla mi dara tawul biñ demee ci guddi gi ñu ko yóbbulee reer moom ci commissariat bi nga xam ne jotaguñ koo defeere mag ju góor ji ñu xëy suba ñu defeere ko biñ ko defeeree mag ju góor ji xëy di wuti avocat ci bëccëg boobu mu yendoo ci kër gi fanaan ci guddi gu njëkk ga nga xam ne moom guddi gi mu fanaanee ci néeg bi moom képp ma nga fa fanaan rakkam ji mu àndal bokk ak moom ndey ak baay ma nga fanaan ci prison ba ma nga ca chambre ba mu fanaan waaye ndeke prison boobu ngëneel la ci moom biñ demee ba toll ci 3 heures du matin kër gi am court-circuit bi mu amee court-circuit courant bi daal di tàkk bi mu tàkkee mag jooju daal di faatu may wane ni foofu sunu borom jàngal nañu fa lu bari bëggoon na kii faatu te kii warta faatu te ñoom ñaar ñooy bokk néeg bu ñu nekk kon fa laa budda kii dana faatu kii du faatu mu doxale nii kiyam ba mu am tàngoor ba pes jabari jàmbur bu ñu yóbbu ko prison ba kii fanaan fii ba kii faatu kon loolu yëpp dañ ciy jàngat ne doomu aadama moomul ci boppam dara contrôlé wul boppam yàlla subhanahu wa taala moo yor mbir kon dafay mel ni Serigne Thierno moomu fa mu nekk dafay doon gëneel ci moom waaye nag na gàtt lool te daal di ñibbisi ci njabootam ba tax na ñu ngi ci rafet njort bu baax ne bi ñu ko waxee le ministre d'État Ndeye Marème Badiane moom itam def na ci ay jéego yàlla dafa àtte ni nag bokkul ak man xëy na man mën na maa def wax mais moom bu defee du wax nday tey ci suba bi ma ko laajee foo toll ak le ministre de la justice bi nga xam ne mooy Ismaïla Madior Fall nu ngeen doon waxtaan mu ne defe na ni yàlla dana ci def ndox mu sedd kon nañ ci rafet njort bu baax xam ne yàlla dana ci def ndox mu sedd loolu moom dañu leen koy wax bu baax a baax di leen wax yi itam ne ñii di ñëw ay kilifa la ñu doon yoo xam ne bokkuñu ak man nag Pikine gii fi laa dëkk li may wax fi laa déggee njàng seeg jeeg beeg lépp fi laa ko déggee kon fi laa dëkk lu mu lëndëm fi laa dëkk ñi ñëw nag xëy na ay gan la ñuy doon yuy taataan si moo tax buñ ñëwee ñu ubbi ay nopp déglu leen ñoom itam wax leen ay kàddu yoo xam ne daañu ko mën a bind ngir ñu taataan ko ngir son excellence président de la république saafara mbir mi ndax bu sëñ Thierno génnee itam te mbir mi saafarawul falaa budda day dellu si waat rek kon nag dañ ko war a saafara une fois pour toutes loolu mooy ab góom boo ko bëggee faj da nga koy gas waaye boo ko raayee ca kaw mën naa wunni waat wunni googu nag yàlla nañ ci yàlla musal di leen seedeel ni daal
ne seen xel dal bu baax a baax seen njort itam gën a rafet ci ne man gëm naa ne incha allahu rabbi bis mbir mu ne mbir lay xaar xëy na yàlla fii la ko dogale woon mu war fee saafara woo ñu ànd ak yar ànd ak i teggin ànd ak dignité ànd ak personnalité ndax nit moom bu amee na am ci yar bu ñàkkee it na ñàkk ci dignité lu mu mën a doon rek na ko am ci kaw dignité ñun nag dëkkuñu Mali dëkkuñu Guinée Bissau Sénégal lañ dëkk kon réewum Sénégal injustice dafa war a jeex fekk kër goo xam ne da nga ne yow yaay promoteur nga yaa ko moom te tegul fenn boo ko moomoon sax man Amérique ga nga xam ne fa laa doon dund luyaas boo ko defee ci kër daanaka ñeent fukki at borom kër ga mënatu laa génne kër ga luyaas waxuma laa nag nga moom kër ga ñu naan la tey yaa ko moom ak moom moo ko kooku injustice weesuwu ko kon ñu rafet njort bu baax comme ni ñu ko waxee woon léegi rek di leen wax ne incha allahu rabbi président de la république xam naa ne yëg na ko ndax dëkk mënoo koo yilif doon koo xam ne wax na ni moom ci kàddoom de yàlla may na ko muy président bi gën a xam la xew ci réew mi kon pono yi ñu fi taal ak coow li fi am ak lépp yëg na ko te jàpp naa ne incha rabbi dina ko saafara ci bu ko yàlla delloosee ci jàmm ci madame Badiane mi nga xam ne itam mooy ñëw ànd ak délégation bi mu àndal nga xam ne mooy le ministre d'État te defe naa ne seen fii du ma ne musta am de waaye boo demee gëj na un ministre d'État bu ñëw toog di taataan seen i wax di bëgg a xam li ngeen di wax ngir ëllëg mu mën koo rapporter son excellence président Macky Sall di waxaat ni li Serigne Saliou sunu yaakaar yi tey ëllëg daan wax ni loxo wala tànk wala mu ne xel baa mu ne bët mën naa wër réew waaye tànk moom fu ko neex rek lay jaar fu mu dem rek boroom a ko fa yóbbu ñu leen seedeel ni fii dañu fi ñëwuñu fi ngir wut si wàllu politique ñëwuñu fi mais dañu fi ñëw en tant que être humain ñëw fi en tant que yaay xam ne Serigne Thierno moomu nga xam ne tey soxnaama nga ca kër ga ñun itam ay soxna yi borom yi këri jàmbur lañu kon ñooy itam dañooy xalaat ne la muy yëg la ñuy yëg ñu ngi leen di yóbbante ci moom di bokk ak moom naqar wi di bokk ak moom voilà di bokk ak moom pas-pas bi di la seedeel ne soxna si ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla may la xol boo ko muñee te itam la ci yàlla di fekk muy ay xéewal yàlla na ko yàlla bokkale ko ak sa njaboot ñu ngi lay massawu di wax ne lu metti la waaye nag boo seetee ci lii ma wax léegi seet ne boo génnoon tey ci armée li ñu ngi rob koo xam ne borom dootu gis nga sant yàlla bu baax a baax xam ne lii lu sunu borom dogal la waaye lu mën a tegg la ndax jaam nag ak nattu ñoo ànd te xëy na bokk na ci xeeti nattoom lu jiitu lii di xew ñu ngi leen di wax ne daal encore une fois dañ doon ubbil la présidente bi nga xam ne xam naa ne soreetul elle va pas tarder à venir wax leen ne aussi moom bu ñëwee li muy wut mooy taataan si fi kaddu yoo xam ne dina ko mën a dégg ngir son excellence président de la république bu ñëwee saafara ko ñu ngi leen di sant di leen jéggulu ci toogaay bi ndax yàgg na waaye dafa nekk ni politique moo xaw a doy waar ndax bi mu demee bay génn lañ ko ne na jaar marché poisson lu mel nii dafa am mu def fa benn crochet man fa laa ko bàyyi mais boobu mi ngi doon départ di ñëw te xam naa ne fii may waxee yow soreetul elle va pas tarder à venir ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. day digalu kilifa di sëñ Sidi Mbacke alxuraan yabal ñu fi wax dëgg yàlla moo fi bëggoon teewal boppam waaye mu jàpp xat lool waaye yëg leen ni waa famille bi nga xamante ne ñooy famille Thierno Ndiaye ak waa jàmm gën yëpp sëñ Sidi Mbacke alxuraan mi ngi ànd ak yéen métit bi mi ngi koy métti ci xolam di ànd ak yéen ci saayir di ànd ak yéen ci baatin sëñ Sidi Mbacke alxuraan nee na waa bu ngeen teg bu ngeen gestoo di ngeen ko gis seen ginnaaw sëñ Sidi Mbacke alxuraan nee na mi ngi ànd ak yéen ci saayir mi ngi ànd ak yéen ci baatin di ñaan suñu borom lépp mu def ci jàmm ba ni ngeen ko bëggee suñu borom dogalee ko noonu te am nañ ci yaakaar ndax sëriñ bi ñaan na ci ñuy jéglu bu baax ci kàddu yi di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex ba li ñu fii tàmbali suñu borom àggale ko ci barke Cheikh Amadou Bamba Khadimu jërëjëf.
la ndigal sànq bi ma jëlee kàddu ci waxtaan wi laata sunu kilifa le ministre d'État Ndeye Marème Badiane bi ma koy ubbil di leen wax ne mi ngi ñëw di leen wax kuy moom boobu agseegul mais bi yoon nag loola li waroon am jàll na tey présentation bi nga xam ne délégation bi nga xam ne moom la àndal ñoom ñëpp ñu takk doon benn nekk benn say xàccandoo dóorandoo ngir jàppale son excellence président de la république Macky Sall waaye nag jàppale ko ci jafe-jafe askan wi jàppale ko ci injustice gi ma leen waxoon ne président moo tax mu toog ci bopp réew mi kon nag kiy bañ injustice ba yàlla teg ko ci bopp réew defe naa du nangul kenn injustice dañuy fàttali encore une fois ñëw ñu fi ngir meeting ñëw ñu fi ngir wut si ay dara dañu fee ñëw ngir dëkkandoo ak mbokkam dafi ñëw pour won leen ne ñun ay nit lañu madame Badiane mi nga xam ne moo jiite délégation bi yaay la yaay nag ku ne xam ne ni day am yërmande loolu moo waral ñii mu àndal ñëpp mu ëmb leen ni ay njabootam ñii ay doomam ñii am na ci ñu yaru ñii mel ci Jémbake Seck ñii mel ci ne keneen ñëpp mu boole leen uuf loolu dafay wane ni yaay la yaay nag bu déggee fitna liy saafaraam ak itteem mooy saafara fitna boobu kon ñu ngi leen di wax waat jàmm gën Tiwaawan Jaksaaw ne am ngeen tey gan ñu tedd goo xam ne yàlla moo ñu fonkloo gan comme niñ ko waxee imam maa ngi jégg lu baax ci sa kanam xam naa waruma fee bantu loo xam ne day nuroog ay aayaaki addi sa xaala laahu xaala rasul waaye defe naan dañ ma koy jéggal ndax damay leeral rek ndax am naa ne am na suñu benn ay mbokk ceddo yu fi nekk fu mel ni genre awañaa yi ñoom ay ceddo lañu donc ñi fi teew ñu ngi toog nii ñu ngi jàkkaarloo président de la république dafa wax ne partem bi yaatalu ko pour wax ne diw laa teg fii diw laa teg fii diw laa teg fii waaye nee na madame Badiane moom fu fa mu nekk maa ko fa teg maa ne na ànd ak jigéen ñi maa ne na leen yiir maa ne na leen yërëm maa ne lu mu am na ko bokk ak ñoom maa ne moom fu lu mu wax man la ko waxal fu tànkam dem man la fa nekkal tey jii amuloon sañ-sañ amuloon fitu ñëw fii te tàggu ci son excellence parce que nag nit ki mënoo koo defal la ko gënal te laajaloo ko kon bu ñëwee fii defe naa ne yéen jigéen ñi Ndeye Marème Badiane yéen la fi ñëwal waaye bi muy ñëw olof yi dañoo wax ne benn lam du yëngu nit ku lu mu mën rek am nañu nekk ci ginnaawam yàlla atte bi muy ñëw ci mouvement Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñoo ànd ak président di ko gunge mu wut ci ay seede su ko neexoon muy ñëw Pikine dégg fitna ji Jémbake wax ko danaan awañaa fekk ma fa wala mu ne Maïmouna Baldé fekk ma fa waxul loolu dafa ne waa Benno Bokk Yaakaar dama leen a bëgg a def seede ndax su ma demee la ma fa jëlee taataan ko bind ko bu ma demee jottali ko président de la république yàlla def nag muy koo xam ne lantinoor lu du tey diw loo ko wax ci président Macky Sall mu wax ko loo ko wax mu wax ko loolu dama bëgg mu leer te defe naa ne weesu naa at yi mën naa néew ci kanamam waaye nag weesu naa fu may waxee kenn loo xam ne du dëgg ndax nag li may am maa koy may sama bopp gannaaw yàlla di leen seedeel Ndeye Marème Badiane ngi nii ci seen wet ma bëgg ñu def ko ci yar ak ci teggin képp ku am lu mu war a wax te ñu jox leen ko ñu wax ko ci yar wax ko ci teggin ndax bu ngeen déggee kàddoom di ngeen xam ne mag mu yaru la mag mu yaru nag booy wax ak moom da ngay yaru ni moom donc madame la ministre Ndeye Marème Badiane mi ngi nii mi ngi ànd ak première vice présidente am Adji Mbergane Kanouté moo nekk nii dend ak moom muy koo xam ne itam moom soldaaru Ndeye Marème Badiane la loolu ñëpp mën nañ ko koo seedeel mi ngi nii dend ak député la waaye Ndeye Lucie Cissé mii ñu wax député la bu Ndeye Marème Badiane ñëwul woon itam ñoom bu ñu demee ci seen plénière ba sañ nañoo taxaw ne Tivaouane Diacksao la fa xew war nañ koo mën a kaas su fa ministre de l'habitat ñëwee wala ministre de la justice ñëw fa kon yéen dafa mel ni seen aajo faju na wax naa ne ku doon dem Màkka daje njool Màkka muy deuxième questeur de assemblée nationale di présidente des femmes de Pikine muy Awa Niang mi ngi nii ci sama ginnaaw waaye nag xoolal na ngeen am fulla ndax daf leen a bëgg a paraxee ndax bu fi madame Badiane jógee ci moom la jëm léegi am leen fulla nag blank leen bu leen nangu loolu donc ñu ngi ànd encore ak mi ngi ànd encore ak ñi nga xam ne mooy délégation Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñu ngi ànd aussi ak suñu sœur Salamata Korera mi nga xam ne moom itam honorable député la di wax nag ak l'ensemble yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom wala fi dañoo wax ne dompat sax ci sot la ba ne kon député yi nga xam ne ñoo war a ubbi suba tey ñëw nañu fii ci yéen loolu macha allah mbir mi defe naa aajo ju faju la madame la toog madame la présidente Thiam ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax keroog bi problème bi amee honorable dama la woo téléphone nga nekk ci en pleine réunion dégg nga nuyu délégation Jémbake di nuyu kat ba léegi ñu ngi ciy dox di ci wax ndax le problème dure depuis 63 le problème bi duré problème bi ni mu commencé da ngay def genèse u affaire bi pour nga mën a nit ñi mën a xam nan la demee
Baye Gaynde ak Diamaguène bii HLM 1 la nekkoon fi HLM 1 nekk la la Diamaguène bii toxoo en 1961 lañ ñu fa déguerpiré dañu xëy rek ay camion militaire ñëw taxaw temps koor tase ñu woor 15 jours ci weeru koor bi ñu ne suñuy papa mënuñu leen jox terrain mais fu waay bëgg a dem ak sa bagage mën nañ la dugal ci camion militaire mu yóbbu la ñu tas ñi dem luye ji Grand Dakar ñi dem luye ji Grand Yoff ñi dem luye ji usine ñi dem fu ñu ku nekk daal foo xam nga dem fa suñu baay yi fi nekkoon Samba Dramé jiite leen Bané Guissé Albouri Diop Labba Diop ñoom Amady Sarek ñoo ñëpp ñu taxaw ci dugganteeg lébu yi temps boobu ñu ngi dëkkoon ñu ngi faroon Grand Dakar lañ doon militer temps boobu Mamadou Dia moo fi nekkoon mu boole leen ak Mody Diagne Mody Diagne dafa amoon fii tool mu boole nag lébu li fi nekkoon muy ñaari lébu une famille qui est à Rufisque et une famille qui est à Thiaroye sur Mer la famille Fall non du ñaar la famille Guèye ak la famille Fall bu Tëngéej ñoo ñu jox terrain yi waaw muy ñaari terrain ñu jënde ko 8 millions eti loolu la ñu demee en justice mbay la ñu jëloon la lébu yi jëloon Doudou moo nekkoon seen avocat 30 000 francs nga am sa titre foncier ñii comme par exemple en l'occurrence Thierno Ndiaye mi nga xam ne moom la dal dama ni depuis Abdourahmane Sow ministre de la mu defoon benn décret d'application pour que au moins bu ñu paree délégation bi nga àndal di nuyu honorable député yi fi teew yëpp ndax su ma limee dinaa juum waaye nag maa ngi ciy beral nuyoo dérangé wu la dañ laa jël normal ñu jël kii ba nga tax ci ginnaaw. waaw Serigne Sall nee na ma bul tooñ. dama bëgg a jàkkaarloo ak madame la ministre bu yaru bii nga xam ni ñoo ngi koy gis ci télé bi nii ñu ko gisee mu toogee nii amul benn changement amul benn déplacement nii lay toogee ba léppam ji. juróom-benneel seen doom yéeg doon ministre jàppale leen ñu jugé pas yi par défaut tase vente bi ne dinañ fayal 24. alal ñu dëkk defal ñu dispensaire defal ñu église defal ñu jumaa defal ñu lépp suñu tëddee duñu mën a nelaw ñu ñuy xooqatal naan dañuy jël kër yi suñu bakkan lañ ci gar bañuñu ci ñu jénguñu wala ñu teg ñu ci jaag bakkan lu muy neex neex dañuy dee te dee ci dëgg dafa dàq lépp ministre d'État toro see toro Njaay mooy noddu ci jumaa ji dañoo bëgg mu ñëw eggali noddam dañoo bëgg président Macky Sall recevoir waa population Diamaguène Tivaouane Diacksao ñu wax ko problème yi nekk ci dëkk bi mu lijjanti ko une fois pour tous 2012 ba léegi musul ñàkk élection fii ñun Diamaguène bi ngay ñëw léegi yaa ko gisal sa bopp amuñu entrée dëkk bi Diamaguène bu tawee muy taa mel ni ay mala fi dëkk ñuy tëb suñu maire di daanu loolu du yoon Diamaguène amuñu espace boo xam ne dinañ fa mën a féexloo moo tax suñu paa yëpp ñoo ngi siburu ndax amuñu espace bu ñu kiiwee ñun police bu suñu koo xam problème lu mu rëy fii lañ daan woote ci pénc mi di ko fi di jënte dama ne picc bii ñu am dina fexe ñu faj suñu taam xaw ma dégg ngeen ma xaw ma déggu leen problème mu foncier bii suñ ci jógee lépp luy problème mu Diamaguène mu nekk patrimoine Diamaguène dinañ ci teg suñu loxo xale yi màgg nañ def cër ñoo ngi jégaluwaat ci kàddu yi ndax lu ñëpp bokk luñ la ci jox day doy di gërëmaat suñu papa yi di gërëmaat suñu yaay yi di gërëmaat jeunesse bi Ousmane mënul dara Noreyni mënul dara tey jii su ma wote woon ngeen ñëw leen dara du am mais encore une fois du ma leen mës a trahir du ma leen mës a wor ndax deretu góor mooy daw sama yaram nañu fexe rek ba saa bu ñu wootee jàpp leen ni woote wuñ lu jëm suñu poos lu doxal dëkk bi rek te dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk
ministre d'État. ñuy ñëpp ma di leen xamal man damay politique président Macky Sall laa àndal waaye tey ñëw ma fi pour politique dama fi ñëw pour masawu sama yaay jële toog gay ndax tiis bi ñoo ko bokk liñ ne jàmm gën rek man maa ngi ci biir keneen a ngi ci biir ku tëdd doo nelaw ndax ñun ñëpp am problème mu foncier xëy na nag tey la ko yàlla tudd mu jaarale ko ci sama yaay ji muy présidente des femmes nationales ministre d'État di Ndeye Marième Badiane mi nga xam ne mooy yaayu parti bi tànqamta lulu kenn démb bi ngeen may woo ci biroom la ne Tivaouane Diacksao bokk ci woon bi ma ko waxee daa teg bigam fëgg boppam président woo ko mu ne nañ ci boole Tivaouane Diacksao ndax loolu problème la kon Badiane maa ngi lay sant di la gërëm boo ne yaa ngi jàppale président Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar gëm naa ko ndax sa tànk bii nga ñëw jël sa temps toog di déglu askan wi lii la ñu président Macky Sall sant Adji Mbergane maa ngi lay nuyu honorable di nuyu délégation bi nga ànd yëpp présidente di nuyu nag sama présidente des femmes départementales Awa Niang di nuyu sama yaay Sala Koyera di nuyu Aïda Sougou vice présidente conseil économique et social man nag li may wax sama yaay man li ma lay yóbbante mooy li jëwriñ wax léegi président dañoo wàccoo ak moom ndax nag élection bu ñëw gagné nañ ko te ñun ñi fi nekk mënuñu dara bu dëkk bi bañoon ni duñ ko kenn mosu leen dégg ñuy taali pono mais nag lu ëpp dafa ëpp xamal naa leen seen combat bi maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen kanam parce que nag damaa juddoo ci dëkk bi màggee fi dëkk bi di doomi dëkk bi kon bu ngeen amee naqar man maa am naqar di leen xamal ñëwuma fi ci cadre politique damaa ñëw pour ànd ak yéen tiis bi ñu bokk ko nag bañuñu ci dara président nag madame Badiane moo ñu deseel waaye deseeluñ ko boo demee ci moom ne ko population Tivaouane Diacksao ñu ngi lay xaar audience la ñu bëgg audience la ñu bëgg audience la ñu bëgg waaw kay audience la ñu bëgg audience la ñu bëgg waaw kay jërëjëf comme dafa guddi te dañoo war a dem Dalifort ma gàttal maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. Tivaouane Diacksao maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant xol yépp tooy nañu tooyoon na avant ñuy ñëw bi ñu déggee sax waaye tey rawatina dañuy jël suñu courage à deux mains pour mën a wax ak yéen fii programmé wuñ ko woon sax bokkul woon sax suñu agenda waaye liñ fi dégg te muy naqari jéem yi sama doom di soldat wu Macky Sall moo tax ñu ne ñuy ñëw fii parce que ñëw fii du dara lu dul taataan soxlawu askan wi te tey jii defe naa ne benn soxna rek la ñu am mooy Thierno Ndiaye man tur bi sax dafa tombé problème mu Thierno Ndiaye moo leen soxal moo ñu soxal incha allah ñun dootuñu taxaw dootuñu toog lu dul président de la république dañu teg dossier bi wax naa madame bi toog celle qui est en bleu ciel Aïcha Guissé ne ko jox ma un dossier complet parce que président boo ko waxee dafa la naan donnez-moi un dossier que j'ai des éléments pour pouvoir analyser la situation waaye lii moom li may xeeñ mooy injustice te président de la république xam nga lu ko tax a toog ci dëkk bi dañ ko dafa subiroon injustice ngeen jàppale ko seen morom jàppale ko mu toog ci dëkk bi xam nga kooku du koo xam ne kii day jël injustice di ko doxal ci dëkk bi déedéet président constitution bi lu mu tëkk ci la tënku justice ci la tënku problème social te lii moom dafa doy problème social sëkk injustice moom fu mu nekk jàmm du fa nekk injustice moo tax mu toog ci dëkk bi injustice moom nga ko ngeen ko sotal ba mu toog ci dëkk bi ba mu nekk président de la république parce que personne ne le donne président de la république waaye nee nañu ku ñu tooñ ku ne yàlla mooy ànd ak yow yàlla ànd ak ñun ñu xeexal ko ba mu toog kon moom du koo xam ne kii loolu lu ma sama awma ci sax xini mini awma ci hésitation que président de la république incha allah bu jolee dossier bi dina ko xool te injustice nañ ko xool feneen waaye du ci président de la république ñëwuma fi woon lu dul nag pour taataan soxna yi yeneen soxla yi sax fàtte naa ko nañu wax ci waxu Thierno Ndiaye bii loolu kese mooy suñu soxla fii mu ne comme je le dis je le répète bokku leen woon ci agenda bi mais jéemi moo ne nañu ñëw taataan soxlawu dëkk bi parce que fi ñuy dem yëpp suñu agenda mooy fi nga xam ne fii dañ fa gagné président dañ fa gagné Benno or yéen da ngeen gagné da ngeen mës a gagné li ngeen wax dëgg leen
dama koy confirmer que vous wàccoo ngeen ak monsieur le président de la république ndax bis bu ne ngeen gañeel ko kon léegi moo leen deseel njukkal te bu yàlla xam naa ne gor pire la lu ko ku ko fayal ku ko lebal timis mu fay la guddi incha allah donc wax ji du ci bari sax parce que ñun ñëpp sañu xol dafa tooy man Thierno Ndiaye xamuma ko waaye injustice ku ko dégg ku ne daf lay yëngal injustice ku ko dégg ku ne da ngay bëgg a taxaw pour mu faju dinañ ko teg ci loxo ki nga xam ne moom mooy jël décision bi moo xam nu mu koy jëlee waaye bu soobee yàlla bu xamee ba mu leer ko ci boppam ne injustice la parce que foncier kat loo xam ne li dans tous les pays du monde dans toutes les littératures foncier mooy andi guerre civile foncier mooy andi musiba kon yal nañu yàlla musal ci problème foncier lii moom lu ñuy bu lu président di taxaw la lu président incha allah dina ko jël dina ko analyser c'est un homme lucide c'est un homme juste c'est un homme humain problème société bi rek moo ko ñor te yéen lii mooy seen problème mooy suñu problème ñun ñi ko ñëw dégg li ngeen wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. ñu leen. yaay Aïda Gaye. ñu ngi jéggalu bu baax ñu ngi jéggalu de. libéré wu. waaw. daal di doon profit gan. day ñëw say bokk gannaaw yàlla moom la ñu jàppale. jërëjëf loolu wóor na ñëpp. jërëjëf. mu leen di sant bu baax a baax. jërëjëf. kon sama carte nag moom du benn du ñaar délégué maam ko wax ma def sama carte lu mu wax rek maa ko wax. jërëjëf jërëjëf. population bi ko wax it. jërëjëf. waaw kon lu ñu bàyyi leen rek maam koor. ngeen waxtaan ak moom. dëgg la jërëjëf. mu leen sant baax. monsieur le ministre ñu ngi lay bisimilah ci Dalifort. loolu yàlla jàppale leen def ci barke wér. taxaw ci biir Sénégal loolu la wax ni ñaañu daf ko wax ñëpp nga yëg kon ñu koy gërëm di ko sant ko ñaanal lépp li war ci président Macky Sall la war a egg ci nit ñi mu ngi ci kon nag moom itam jox nañu ndigal yàgg na ni moom Macky Sall ñu defal leen ñaan yàlla bi dara teew na yàlla aar leen sutural leen da ngeen bëgg ñu bëgg ko moom la الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما آمين. آمين يا رب Koti loo bëgg a def loo bëgg a def ma bëgg ngeen tàcc loolu ca kaw tàcc magam ba jàkkaarloog magam da ngeen a xaw a gudd tuuti waaye fii daa feesoon del ci subvention yi aw ñaa yàlla ko yàlla fa teg ak Cheikhul Khadim war nga mën a toog yaa bëgg président Macky Sall yaa ko liggéeyal président Macky Sall yow la gëm yow la ci yaay wàllu pale ba président Macky Sall yow la gëm yow la woon boo nee wiiw lay doon di awa ñaa premier assemblée nationale ngo di ànd ak Alay Marème Badiane ne ko Aïda Sougou moomu jili waagaan sugoy maamam barke Serigne Touba Mbacké dina ministre Sougou fara neer law la cat nga bëgg sa jàmmiñ la
Salamata ngi nii ci wet gi ñun Pikine yéen la am yéen la ñuy tiitaroo waatu leen Awa Niang moo ànd ak ñëpp bëgg ñëpp dooleel ñëpp ñëpp la bëgg xale yi ñëpp Madame Badiane neexu leenam walaay da kenn bañu ko Madame Badiane neexu leenam walaay da kenn bañu ko ana ñu ko bëgg aawa yi ñoo ngi nii ana aawa yi ñoo ngi nii ko dafa bëgg te luñ ko dafa bëri dañuy dem directement ci Imam Diallo waar ñaanal ñaan yàlla defal la ko ci jataay bi bismillah fatak salat fat ربنا تقبل منا إنك mu xaw a doy waar ñu fakkastalu fa jaar fa du wàññi dara donc ñu nuyu ñëpp ci turu la présidente Ndeye Marème Badiane le ministre d'État mi ngi nii toog tey Dalifort am ngeen gan macha allah am ngeen gan xam naa ne am na ñoo xam ne xëy na buñ ko gisul woon it tey gis nañ ko ñu am yéene ju yaatu nag ñëw tey fekk si suñu sœur koo xam ne kenn la ci madame Badiane waaye kenn la ci responsable yi fi toog yëpp ndax nag ku soq mu dëbbale la kon tey jii moom bu dëbbee ñëpp dañ ko war a dëbbale te olof yi dañuy wax ne dompat sax ci sot la bokk délégation bi nga xam ne nag madame le ministre d'État Ndeye Marème Badiane ànd naa ak ñoom ngir ñëw Dalifort mooy ñi ci jiital ci délégation bi ñi nga xam ne ñooy vice présidente am yi nga xam ne ñoom lay àndal ci liggéey bi ñooñu nag dañoo nekk ci bopp bi waaye dafa am ñu nekk ci seen suuf ndax nag garab lu mu reen lu mu jam-jam reen a nga ci suuf ñoom ñooñu tey jii bu amul ñu nekk ci suuf ñoom seen yëf du mën a dem ñooñu nag ñoo àndandoo ñoom doon wenn say ndax kenn ku ne xam ne bale boo bëggee mu doon bale day doon say waaye bu doonee benn bantu bale du mën a bale looloo tax nag ñu teel a xam loolu ñoom ñëpp daal di doon benn say àndandoo xàcc dóorandoo ngir jàppale président de la république ñu fal ko au premier tour ñuy ñaan itam nag yéene ji nga xam ne ñoonu la Ndeye Marème Badiane am ñi mu àndal am ko yéen ñi fi toog boobu ba tey ngeen bàyyi seen itte am ko yàlla nañ ko yàlla defal délégation bi ñu ngi ci ànd ak la première vice présidente Adji Mbergane Kanouté di député à l'Assemblée nationale ngeen gis ne ci Benno Bokk Yaakaar waxtu woo séenee madame Badiane rek ma nga ci yoon wa ma nga ca wet ga defe naa ne loolu xam ngeen ko bu baax ñu ànd aussi ak vice présidente bi nga xam ne mooy Aïda Sow Diawara defe naa ne Dalifort bu ñu fi tuddee Aïda Sow Diawara loolu moom dafa naa ne mel na ni sombi bu am suukar la dégg nga loolu daal dañ yem foofu rek Aïda Sow Diawara daal mi ngi noonu rek mooy sama turandoo ñu ngi ci Adja Lucie Cissé mi nga xam ne mooy responsable PIT moom damay wax ne Lucie Cissé ànd ak moom dafa metti ndax mag mu yaru la xam nga mag mu yaru moom booy ànd ak moom dafa metti macha allah ba pare ñu ngi ànd ak Adja Maymouna Fall bi nga xam ne mooy responsable national AFP kooku itam xam nga li may wax madame Badiane rek ma ne madame Badiane moom daf ñoo nar a indil problème ku mel ni man ndax dafa dajale ay nit ñu yaru bu ma ñëwee nag nekk ci seen biir man day xaw a doy waar ndax man xam naa ne yaruma waaye nag léeg-léeg bu ma bëgg a ràllet ta may mun a wax rek ma wàcce waat sama kàddu ma ne man kat ndekete yow am na nu mu war a demee donc Dalifort ñu ngi noonu bi ñu ñëwee aussi ñu ngi ànd ak ay vice présidente conseil économique bu mel ni man ànd ak ñi nga xam ne tey mooy département de Dakar bi nga xam ne madame Badiane la ñu àndal buñ ci tuddee yaa Seyda tudd ñëpp ci biir ñu ngi ànd ak aussi ñi nga xam ne ñi lañ fi fekk si bu ñu waxee Awa Niang buñ tuddee Maymouna Baldé dañu dugal ñëpp ci biir honorable Dieng Mbacke Seck mi nga xam ne ci moom la ñu jógee itam mi ngi nii toog di nuyu nag spécial madame la sociale bi nga xam ne mooy Salamata Korera suñu sœur bopp moom itam defe naa moo ay suba xaw ma gannaaw suba loolu moom xam naa ay affaire yu metti lay doon responsable des femmes am itam mi ngi nii toog muy Adja Marème Ndiaye di turandoo madame Badiane donc nag ma bëgg ñu xam ne Pikine moo xewle xam naa ne ñoom aji tey dinañ xam ne Pikine moom bu xewlee day doon nag moom defe naa ne lu xumbata dagan lay doon te tey daf ñoo fekk ci situation muy Awa Niang guddee na te ba pare Dieng Mbacke aussi fa ñu nekk mënuñoo tàcc mënuñoo fecc ndax la ko fa yóbbu waaye bu ñu yàlla yóbboo ci fekk foo xam ne fu am bànneex lay doon defe naa ne madame Badiane dina xam lan mooy département Pikine madame Badiane sa njaboot a ngi nii ci sa kanam di la déglu di xalaat ne itam lépp lu ngeen fi taataan ba lu ngeen fi wax dana àgg ci président Macky Sall ndax fee ñu jógee dama leen ne madame Badiane lantinoor la du téye diw yàlla def na ci moom loo xam ne defe naa ne képp ku ko xam danga naan nday jooram ak xolom moo koy wallu ci léppam man dama ne ñi ko xam te xam ko buñ ko fexeel ndax xam naa ne xolom ak nday jooram moo koy wallu ci léppam kon madame Badiane ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla mottalil ko
yàlla àggaleel ko fu mu jëm ak ñi mu àndal yàlla bu seytaane xaj ci seen kaddu te maa ngi ñaan bu baax a baax yéene ju ñu am ci président Macky Sall renseignements généraux yaa ngi fi da nga xam ne lii ngeen liggéey como mënu koo liggéey yaa fuus mënu koo liggéey kon yal na yàlla may leen ci ndam asalaamaaleykum wa rahmatullah. Voilà, merci monsieur le journaliste. Cette tournée est d'une importance capitale. Nous avons commencé d'abord par le marché aux poissons, où nous avons eu une séance de travail avec les femmes du marché de travail, des femmes qui sont des vaches de labeur. Puis nous sommes allés à Tivaouane Diacksao. Nous avons été accueillis par Madame le maire Fat Bintou Ndiaye, qui nous a réservé un accueil très chaleureux. Puis on est allé chez Djembake Sek, qui nous a également accueillis de façon mémorable. Malheureusement, dans cette commune qui n'était pas programmée, nous avons fait un crochet ou bien une séance de travail parce qu'il y a un petit problème foncier à régler. Et je suis sûre que le président qui est contre toute injustice, de quelque nature que ce soit, va leur trouver une solution. Lui-même a été victime d'injustice. C'est parce qu'il a été victime d'injustice que toutes les populations, comme un seul homme, se sont levées pour élire monsieur le président de la République, Macky Sall, président de la République du Sénégal, simplement parce qu'il avait subi une injustice. Je le dirais en wolof sénégalais, bëggul injustice. Et c'est pour cette raison que je me suis avancée. Je leur ai dit que le président qui a été porté au pouvoir parce qu'il a été victime d'injustice ne saurait souscrire, ne saurait encourager, ne saurait, comment dire, ne pas s'insurger contre cette injustice dont vous dites que vous avez été victime. Voilà donc par là où on a commencé. Et c'est pour simplement, là-bas à Tivaouane Diacksao, nous n'avons pas parlé des réalisations de monsieur le président de la République. La plaie était béante, c'était douloureux. On ne pouvait pas parler des réalisations de monsieur le président de la République. Nous nous réjouissons du fait que vous nous donnez la parole aujourd'hui pour qu'on puisse un peu décliner. Le président de la République, Macky Sall, essentiellement ici à Pikine, où il a toujours gagné. En général, il gagne dans la région, dans le département de Pikine. Alors, il a fait des réalisations que je ne saurais décliner entièrement ici. Les routes sont là, on les voit, c'est du concret. Il ne s'appelle pas Monsieur Concret, mais je l'appellerai aujourd'hui Monsieur Concret, tellement les choses qu'il réalise, les infrastructures routières, les canalisations. Là d'où nous venons, Tivaouane Diacksao, les routes étaient impraticables. Mais grâce à la vision de monsieur le président de la République, nous nous sommes rendus au lieu de notre réunion sans aucun problème. Parce que tout est nickel maintenant à Pikine, en général, dans le département de Pikine. Alors, c'est pour porter la bonne parole, donc, essentiellement, que nous sommes là aujourd'hui. Parce que le président de la République a réalisé des choses qu'aucun président avant lui, je dirais même que tous les présidents qui l'ont précédé, réunis, n'ont pas réalisé ce que monsieur le président de la République, Macky Sall, a réalisé. Et nous sommes ici venus pour porter donc la bonne parole, dire aux populations, leur rafraîchir la mémoire, leur rappeler ce que monsieur le président de la République a réalisé dans ce pays, a fait ses projections et recueillir en même temps les doléances des populations. Parce que, bien sûr qu'il a une vision remarquable, une vision des plus remarquées, j'allais dire, qu'on n'a jamais pu démontrer le contraire. Et malgré cette vision-là, il y a des choses à faire, il y a des choses à compléter. Et c'est pour ça que nous sommes venus auprès des populations pour leur demander quelles étaient leurs inquiétudes, quels étaient leurs problèmes, quelles sont leurs doléances et les projections
des populations, leur désir d'émergence, puisque nous sommes sur cette lancée, le Sénégal émergent, et donc voilà donc la raison pour laquelle. Mais là, attends un instant. Donc nous sommes venus, comment dire, justifier, conforter le choix des populations de Pikine par rapport au parrainage, pour que les populations de Pikine puissent parrainer très massivement. C'est déjà enclenché, mais qu'ils parrainent davantage le président Macky Sall afin qu'il soit réélu au premier tour en 2019, avant 19 Vous êtes des femmes leaders politiques à l'image de Mariama Sagna, la responsable de Pastef qui a été tuée. Pardon. Je dis que vous êtes des femmes leaders. À l'image de Mme Mariama Sagna qui appartient à un parti comme vous. Au-delà même de sa personne. Mariama Sagna de Pastef qui a été tuée à Keur Massar. Et puis une femme leader comme vous. Qu'est-ce que cet assassinat vous inspire de façon particulière et sur au plan général en tant que leader d'opinion? Qu'est-ce que vous pensez de l'insécurité béante que les populations sont en train de décrier en tant que leader d'opinion? L'insécurité béante. Voilà, c'est très douloureux. Vous savez, personne ne souhaite à personne la mort. D'autant plus qu'il s'agit d'une jeune femme qui a été ravie à l'affection de ses parents, qui a été fauchée à la fleur de l'âge. Nous nous inclinons devant sa mémoire. Nous en sommes désolés et nous présentons toutes nos condoléances et celles de Monsieur le Président de la République à sa famille éplorée. C'est cette insécurité-là. Vous savez, le Président n'a de cesse d'instruire le ministre de l'Intérieur et tous les ministres d'ailleurs, parce que le gouvernement est solidaire. Tous les ministres au gouvernement sont solidaires et agissent en synergie afin que la sécurité soit partout le mot d'ordre auprès des populations. C'est désolant, c'est désespérant, mais le président de la République a déjà posé des jalons très importants pour que les populations soient davantage sécurisées. Alors, voilà, madame, en tant que... Il y a eu des manifestations avant-hier, un père de famille a été arrêté, 200 familles sont menacées d'expulsion. Sur ce problème-là, est-ce qu'en tant que femme leader, en tant que maire, vous comptez jouer la médiation pour protéger ces personnes-là? Tout à fait, c'est déjà dit, c'est déjà fait, c'est déjà promis aux populations. Justement, le marché central au poisson ou le train express régional devrait donc avoir un chemin et que les mareyeurs également ont décrié cela tout récemment. Quelle stratégie comptez-vous adopter? Nous en venons, les mareyeurs se sont entendus avec Monsieur le Président de la République et le ministère en charge du dossier. waaw waxal question bi ci olof ma lay wax question bi ci olof